réservoir yi war a mën a yor di ko roose suñ borom itam indil ñu am ndoxam loolu yaakaar da cay mën a juddoo kon ñuy ñaan yaakaar jooju dara bañ cee yàkkeeku ba li ñuy séntu ci bés bi rek ñu am ci lu kawe suñ njort kon sur ces images ñi ngi gis njiitu réew mi di le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak kilifa yi nga xam ne itam ñoom la àndal ak kilifa yi ñu fi fekk itam ñu wàcc ndànk nuyoonte ak ñi nga xam ne itam ñoom la ñu war a nuyoonteel ñu teeru leen itam gàttandu leen saafonte ak ñoom buñ jógee ci loolu mu daal di yegg fi nga xam ne itam foofee la ñu war a mën a jëmbate garab gi ñu xamal nañ ñu sànq itam ne incha allah ak ñaan mooy jiitu ci lu nekk dinañuy ñaan ngir ñaan suñu borom mu barkeele li ñuy def ngir ñaan suñu borom itam garab gii ñu fiy jëmbat ak garab yi ñuy jëmbat mu am fi ay ati at am fi njariñ am itam loo xam ne itam lu mu mën a indil réew mi la te ñu ànd ko ak garab gi ànd ko ak ñi nga xam itam ñoom ñoo ko fi jëmbat ba ñeneen itam fekk ko fi loolu doon loo xam itam luy jaral askan wi lay doon kon daal loolu mooy itte ji loolu mooy taxawaay bi loolu mooy itam tànk yi nga xam ne nii moom la ñuy dox fii kilifa réew mi nag mi ngi noonu moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci ko ñu muy nuyoonteel di ministre de l'environnement gouverneur Njaareem ndax moom nag moom mooy jiite région bu Njaareem ak maire yi nga xam itam ñoom ñoo fi nekk loolu mooy waral rek ak ki nga xam ne moo doon Serigne Bassirou Serigne Abdou Khadre ak ñi nga xam ne nii su yore maa su yoon bi ñi nga xam itam moom la kii nga xam ne moo fi toog toogaayu Cheikhul Khadim Serigne Mouhamadou Mountakha moom Serigne Mouhamadou Bachir ñaan suñu borom yàggal ko fi lool itam te mu ànd ak wér lool itam ci liggéey bi te ñu ànd ko ak moom la yebal ngir mu teeru kilifa gu mag gi nga xam ne itam moom la suñu borom teg ci bopp réew mi moom lay nuyonteel noonu ak sang su baax si ma fi àndal di siyaaranteeg ñoom di ndokkalanteeg ñoom di itam saafonte ak ñoom ci li nga xam ne nii moom moo doon taxawaay bi ci li nga xam ne itam moo doon bés bi ci li nga xam ne itam moo doon bëgg yi dëkk bi di Touba saa suy am gan yi nga xam ne itam moom la suñu borom dénk dëkk bi di Touba day yebal ñi ma war a yebal ngir ceeral ko ganam googu fonkal ko ganam googu siyaaral ko ganam googu itam dalal ganam googu loolu mooy aada jiñ fi fekk loolu mooy warma jiñ fi fekk loolu mooy sutura siñ fi fekk mooy njàngale miñ fi fekk mooy xam-xam biñ fi fekk te ku nekk itam man cee ama mbind ndax gan moom day doon koo xam itam ku ñu war a sagal la day doon koo xam itam ku ñu war a wormaal la dañ war a itam ku ñu war a jox dayo la kon loolu mooy itti ji nga xam ne tey ji moom moo doon lañ fiy taxaw ci dëkk kon nag dañ leen di bàyyi rek ngeen dund ambiance bi nga xam ne moom la ñuy gis noonu xam naa ne mbooloo fi nekk nag bëgg nañ ci gis njiitu réew mi moo war itam ndeysaan soxna yaa ngi noonu di ko wane itam mbégte moo xam ne am nañ ko ci kawam di yëkkati turam loolu yëpp di wane itam daanaka téye guñ ko téye ak jàpp guñ ko jàpp ak rafetlu guñ ñu rafetlu itam lii doon teew gi mu teew fii c'est des poignées de main extrêmement chaleureuses entre le chef de l'État et cette délégation-là qui est venue l'accueillir ici dans la ville sainte de Touba pour témoigner au chef de l'État toute leur gratitude, toute leur reconnaissance et toute leur satisfaction avec l'honneur que le chef de l'État a fait à cette ville sainte en désignant Touba pour que cette ville sainte abrite cette cérémonie ô combien importante qui est la cérémonie de la journée de l'arbre et cette année c'est le manguier qui est le parent loolu mooy mbégte bi nit ñi am mbégte nag boo ko amee da nga koy màndargaal te lii nag seede la ci Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ibrahima kon gis nga yaa ngi woon fële ca teeru ba gis nga ñiiti réew mi
yaa ngi doon itam am loo xam ne itam lu am solo la loo doon leeral ci tolluwaay yi xam nga di itam ak taw bi dafa ñor la ci daal di am ndax ku nekk xam ne ndox moom mooy suuxat garab nga am na ay arrosoir waaye itam am na li nga xam ne itam moo doon taw bi ñu suñu borom yéen kon mel ne ni mbir mi moom day ñëw rek daal jubal directement fële kon fokk ñu xam naa ne rek ngay jege ji foofu ak micro bi itam ngir lépp loo xam ne itam mën na faa teew rek gannaaw ñu koy jot di Ibrahima Ndong mi ngi noonu. Ministre de l'Environnement et la Transition écologique et du Code du territoire, chargé de la conservation des sols et de commerce, le colonel-major Babacar. D'autres autorités. Et nous sommes en train de vivre la cérémonie symbolique de plantation d'arbres par le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a à ses côtés le porte-parole du khalife général des Mourides. mango gi nag doon na mango goo xam ne itam moom tey ji mooy star bi mooy vedette bi moom mii moo waral tey ji coow li ndax garab goo xam ne njiiti réew moo ko téye ci loxo Serigne Bassirou moom mooy yëkkati kàddu noonu ñu teewlu ko sëñ Bassirou moom sëñ Abdou Khader. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ñu ngi nuyu mboolem bokk yi fi teew yëpp ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha mooy alxalifatul aam li tariqatil muridiya xafidahu llahu taala wa raha di dalal ganam gi nag di président de la république Bassirou Diomaye Faye di rafetlu tànk yi nga xam ne def na ko ba ñëw fii ci Touba ngir bis bi nga xam ne ñaari bis yu daje la muy bisub mbale ak bisub jëmbatum garab kon bala maa dugg ci njëriñu garab ndax du gudd ndax kàddu yi day gàtt mooy jottale cantuk sëñ bi ak ngërëmam ndax xam na responsabilité bi nekk ci sa loxo mooy responsabilité bu diis muy yanul Sénégal ñëpp ku tiit wala mu jaaxle wala mu am soxla sa xel dem ci yow loolu responsabilité gënu ko diis kon kum nekk ci yow doo tala lekk doo tala nelaw bi nga fi toogee léegi nag yàggagut ndax ëppagut ñeenti weer waaye bi nga toogee rek li nga njëkk a def mooy xam diine ni mel ci lislaam nga siyaare kilifa diine yi njëkkee ko ci moom loolu nag yëg na ko sa yoonu tey wii itam xam na ne Sénégal gépp yaatu na te fu ne mën nga ko faa def nga tànnaat Touba def ko fi loolu jëf ju rëy la joo xam ne tuutiwut ci moom kon mi ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yan bii nga xam ne ci dogalu suñ borom ko teg ci sa loxo yàlla na la ko wooyo falal ba fa nga bëgg a yóbbu réew mi yàlla dimbale ci kattan ba nga yóbbu ko fa ndax réew dafa diis waaye suñu borom nag wa saadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yuti mulkahu man yasha kon ku mu ko jox rek dana la ko téeñal kon mi ngi lay ñaaral bu baax di rafetlu it ñëbbatu garab lii ndax garab dafa am ceslaay lu dëgër ci lislaam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax ci lu bari ci njariñul garab kon jëmban garab lu am njariñ la ci nit ki bi muy dund waaye bu faatoo njariñ la ci moom njariñ la it ci àdduna ndax xam ngeen ne fii jamono toll bari na lu àdduna si di daje ci réew yi mooy li ñuy tudde taxayurul munaax te mooy changement climatique bi am fi daa sedd di tàng fii sedd di tàng di wàññiku ak ndox mi di gën a wàññiku wala muy def mbënd mu bare bari loolu bokk na ci garab di ko indi yoonu murid nag yàlla def na naka jekk fonk mi ngi soññu bokki réew mi yëpp ndax loolu réew mi yëpp ko bokk waaye ñim sañe digal mu taalibe Sëriñ Tuubaa yi nag mi ngi leen di jox digal ñu ànd ak ñoom ci xalaat bu rëy bii nga xam ne bu sottee réew mi yëpp ko jëriñoo ndax garab am na solo Sëriñ Tuubaa ca njaareem bokk na ci waxtaan yi mujj wax ak xay goo xam ne wax naa ne xay gii maa ko jëmbatoon ci sama loxo te màgg na ba may jëriñoo kër gi kon wane na ne yàgg diwuma ci àdduna
ñu ngi fi wuute ñëpp itam tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbale mii nga xam ne bokk na ci xalaat yi nga njëkk andi moom bi mu nekkee Serigne Touba màggat gi bu ko masaan woote li muy njëkk a def mooy woote am mbale tàmbalee ko ci boppam nag joxe misaal mooy comme nii nga def mbale mi bu ko masaan tibb ci poosam la koy def ngir wantaale bi yëpp ni ñu war a def Cheikh Mouhamadou Fadil bi mu dikkee itam noonu la ko wéyalee Touba boobu bi mu ko goree ba mu noppee daa santaane ne nañ fi jëmbaatil garab Cheikh Abdoul Ahad 1976 woote ba mu woote woon góor Touba belal ngir ay tool ba mu noppee dafa wax ne booba ëppoon na téeméeri junniy garab yoo xam ne desoon na mu séddale ko réew mi ngir xam ne réew mi ko war a bokk ndax lam laajoon nit ñi dañu andi lu ko ëpp mu ne digle naa nag ne bépp taalibe bu ko man bu ne na fexe ba bundu këram mu jëmb fa garab daan ne nag ñëpp la war waaye ñun yoru murit ñoo ci raw ndax ñun suñu der daay yàqu ci ne ñoo yàq àll bi ndax tool yi ñuy gor mu ne kon digalati naa képp koo xam ne gorati nga genn garab nga jëmba juróomi garab kon lu wax jooja daanaka mën naa dir siwaat ba tey ji kon loolu ñi fi nekkee Sëriñ Tuubaa ñëpp Sëriñ Saaliw dégg ngeen mu wax Xelkom bi mu ko goree dafa santaane waat am jëmbat ndax loolu mooy aar suuf si mooy aar environnement bi mooy aar dundu nit ñi ndax gaz carbonique bii nga xam ne moom lañ di génne bu fi garab yi néewtoon doomu aadama yi duñ dund kon lu am njëriñ la ñi ko fi wutuwaay ñëpp Cheikh Abdoul Khadir ba ci Cheikh Saliou Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ba ci ak Cheikh Sidi Mokhtar bi ak Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñëwee itam kon ne ci lim njëkk a def digle ne nañ jëmbat garab yi ci dëkk bi joxoon digal waa daayira Touba ci kanam ci njiital Serigne Abib mi ñu jëmbat ko fii ci yoonu Mbacké bi ba daaw mu joxe waa ndigal ñu jëmbataat ko ci ñaari waay nekk ci yoonu Gàbbu bi ba nëgëni daaw bi màggal Touba gi jàllee ci weeru gàmmu bi muy weeru septembre ci fin nawet bi la ma joxaatoon ndigal ne ma naa jox ndigal sëriñ am di sëriñ Modou Mbedd muy xalifa général de Baye Fall ñu jëmbataat corniche bi te ba mu noppee itam tegoon na ci xalaat ne bu déwénee nañ fexe ba jëmbat 100 mètres bi ngir xam nañ ne loolu bokk na ci li wàññi tàngoor bi moo àndoon koog waa commune Touba Mosquée ci njiitalu sëriñ Abdoul Ahad Ka moo indi garab bi Baye Fall def ko ni ñu ko defoon kon nag bu yàlla defee nga ñëwaat tey jii kon fekkoon nga leen ci waaye lii ab soññ la soññ bi nag la ci ëpp solo mooy ñu fexe ba bu liggéey bi àggee ñu topp ko garab guñ jëmbat mu bañ a dee ndax sëñ Blaat ci biir wax ja waxoon na ne garab léppay dee doomu aadama sax dana am ñoo xam ci seen biirum ndey la ñuy dee waaye mi ngi digal garab goo xam ne jëmbat nañ ko bu dee dinañ fexe ba jébbi ba mu jébbiwaat kon nag foofu la ñuy jeexale kàddu yi di sant ñëpp ku ma fàttee tudd di la jot la cantu sëñ bi ak ngërëmam di la xamal ne taalibi sëriñ Touba ak sëriñ bi seen yitte jëpp mooy Touba seen yitte jëpp mooy yoonu murit xam nañ nag ne bi nga fi toogee ba tey sa yitte jëpp jëme nga ko ci Touba jëme nga ko ci Sénégal gépp waaye cër bi nga di séddu Touba sëriñ bi xam na ko kon loolu cant ak ngërëm ak ñaanal la ndam ci li ci sa kanam rek lay def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mooy kàddu yi nga xam ne Serigne Bassirou moom Serigne Abdou Khadre fi mu nekk nii nag njiitu réew mi ci boppam moo ko Serigne bi ñu ngi jëmbat garab gi nga xam ne moo doon mango gi nga xam ne tey jii moom moo waral bés bi ñu dajale ci dëkk bu tedd bi di Touba mu doon bés bi nga xam ne itam moo doon bésu njëmbatum garab gi kon njiitu réew mi lañ gis noonu mu téye garab gi ñi mu àndal itam ñu jàppale ko ñu jëmbat garab gi ba li nga xam ne itam moo doon yaakaar jiñ ci am itam dara bañ cee yàkkee ko njiitu réew moo jàppal noonu boppam peel bi ngir mën a liggéey bi nga xam ne itam liggéey bu ñuy def la saa suñuy jëmbat garab di jël itam suuf sañ ca gase di ko ca delloo ca kan ma nga xam ne itam moom la ñu gas fefee ngir mën caa jëmbat garab gi kon nag peel baa ngi noonu garab gaa ngi noonu kan maa ngi noonu nañu koy itam suulee ngi noonu ngir lépp loo xam ne itam moo doon la koy màndargaal rek mu doon lu ñuy wattu di ko sàmm di ko roose
ak itam di ko toppatoo ba lii nga xam ne itam moo doon yaakaar jiñ ci am dara bañ cee yàkkeeku garab gi nag moom xam naa ne garabu kilifa lay doon ndax kilifa yi nga xam itam ñoo ko téye ci seen itam loxo yu tedd yi daal di itam barkeelu ci liggéey bi am itam ñaan goo xam ne nag da cee jiitu ñaan googu ngir mën a lépp loo xam ne ni itam moo doon la koy barkeelal la koy dundal la koy suuxat mu bañ a doon ndox mi rek bañ a doon suuf sa waaye ñaan nga xam itam suñu borom moo ñuy sàkk itam ngir ñu koy ñaan ndax moom moo sàkk ku koy ñaan itam bëgg kuy torox la itam di xam ne garab gi ñu jëmbatee ji bu jébbee bu saxee bu itam naatee suñu borom la bu itam amee meññeent suñu borom la bu amee ker suñu borom la buñ ci keppaaroo suñu borom la ñi nga xam ne itam ñoo doon jaam ñi ko def nag wàkkil suñu borom rek ngir xam ne suñu borom moo bind garab gi bind jaam ñi te itam muy borom garab gi di borom jaam ñi di borom dundee fi di borom itam lépp loo xam ne itam moom la sàkk kon nag bu ñu sàkkee sàkk garab gi te itam mënuñoo dem te ànduñoo garab gi te garab gi itam mënut a dem te àndul ak ñun kon loolu moo waral itam ñu mën a gën a mën a sàmm garab gi rek gën koo mën a suuxat gën ko itam mën a daanaka dara jaal ñi nga xam ne noonu la ko suñu borom fonkee naam doomu aadama la gën a fonk waaye nag lim bind itam bari na te bokk na ci garab te ku xam garab itam ne muy jariñe doomu aadama ak itam la koy jariñ doomu aadama war a mën a sàmme war koo mën a wattoo ndax la mu doon bindee fa suñu borom kon loolu ku ci am jàngat boobu rek di nga gën a bàyyi xel ci garab gi nag mi ngi noonu daanaka jëmbët nañu ko teg nañ ko fi ñu ko war a teg ñaan nañ ci am nañ ci yaakaar yàlla bu yaakaar jooju yàkkeeku dégg nañ itam kàddu yi nga xam ne moo tukkee ci Serigne Bassirou moom Serigne Abdoul Khadr fàttali ne Serigne bu mag bi fonk woon garab fàttali itam ne Serigne Mamadou Moustapha mi nga xam ne moo fu njëkk a toogaay Serigne bi fonke woon garab fàttali itam ne Serigne Abdoul Ahad itam yàlla suñu borom yokk ay leeram fonke woon garab waaye fàttali itam li nga xam ne nii moom moo doon suñu borom mi sàkk jaam yi sàkk garab yi te garab doon ab jaamam itam di ko jëmbat noonee mu fonki garab ak nañ ko war a mën a warmaale nañ ko war a mën a itam joxe cër bi nga xam ne moom la ko suñu borom jox ndax loolu yëpp dafay bokk ci gën a xam itam dayoo suñu borom gën a itam bàyyi xel li nga xam ne ni moo doon sañ-sañu suñu borom garab gi nag ñu ngi cay daanaka indil tableau bi nga xam ne mooy mandargaal ne nii la ñu ko jëmbatee mu nekk lañ ca bind turu garab gi mu doon mango gi ñu ca bind ko ci wàllu tubaab wax itam njaboot ga mu bokk mu doon famille am wax itam ki nga xam ne moom moo ko jëmbat di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañ la ko jëmbat mu doon itam ñeenti fan ci weer wi ñu nekk nii ak fi mu ko jëmbatee itam ci dëkk bi ak la nga xam ne itam moom moo doon itam jamono yam ko jëmbatee loolu yëpp kon garab gi day am carte d'identité lii moom moo doon identité garab bi njabootam ak fa nga xam itam noonu lañ ko taxawale loolee nag ci agenda njiitu réew mi ak itam ci chronologie événement yi fi war a am nañu war a toftale loole gannaaw ba ñu ñaanee gannaaw kàdduk porte-parole bi ñu jëmbat garab gi itam incha allah nes tuuti dina am kàddu yoo xam ne nii dina tukkee ci njiitu réew mi moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci li nga xam ne itam moom moo doon étude ji ak tolluwaay ak taxawaay bi loolu nes tuuti lay doon incha allah kenn fi nag ñoom garab gaa ngi noonu kilifa yaa ngi noonu kàddu gaa ngi noonu nes tuuti rek ni ko kii fii nga xam ne moom la sëriñ bi yebal mu doon itam sëriñ Bassirou moom sëriñ Abdou Khadr ki nga xam ne moo doon njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina dem ni ci pupitre bi am kàddu yoo xam ne itam dina ko yëkkati. Nous allons devoir très respectueusement suivre l'allocution du président de la République, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui va faire une allocution en deux versions. En wolof d'abord, puis en français. Le président qui se dirige vers le pupitre pour délivrer son message, un message qui est tant attendu. Le ministre de l'Environnement, le président de la République. Donc, nous allons très respectueusement l'écouter. Donc, Monsieur le Président, merci. Salam alaikum wa rahmatullah. Di njëkkee kaddu gi sant yàlla bu baax a baax moom mi nga xamante ne moo ñu may ba ñu fekkee bés bi te tal ko ba di ci def activité boo xamante ne waajaloon nañ ko ci coobareem di
doore di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne teew nañu ci bés bi te di jiital ci nuyu gi xalif général des Mourides sëñ Mountakha Bassirou Mbacké di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di ko ñaanal bépp kilifa diine ci réew mi di ko ñaanal bépp kilifa aada ci réew mi di ko ñaanal waa réew mi yépp di sant bu baax le autorité yi nga xamante ne fekk naa leen fi mooy autorité administrative yi di maire di yeneen autorité yi nga xamante ne teew nañu ci bés bi di ndokkeel di jaajëfal bu baax ministère de l'environnement ak ñëpp ñi nga xamante ne agent ministère bi lañu di jaajëfal bu baax ñi nga xamante ne am nañ taxawaay gu mucc ayib ci bés bi di beral loxo nag ñii di waa Touba ci kanam nga xam ne bokk nañ ci li gën a tax journée bi ñu doore ko fii gannaaw cër gi nga xamante ne jox nañ leen ko ci seen taxawaay ci liy jëmal dëkk bi ci kanam waaye dañoo def jàlloore ci jëmbat garab bi ma doon waxtaan ak ministre bi lan moo tax ngeen tànn Touba pour ñu doore fa reboisement bi daf ma wax ne dañoo gis fan yi ci ndigalu xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wër waa Touba ci kanam dañoo def pépinière bu mag a mag a mag a mag wax na ma ne sax pépinière bi egg na ci 20 junni ak juróom-ñetti junni ci garab muy 28000 garab yoo xamante ne mu ngi fii ci Touba ci pépinière te ñu war ko jëmbat ñu di leen ci jaajëfal bu baax di leen wax ne lépp loo xam ne gouvernement bi mën na leen ci gunge jaare ko ci ministère de l'environnement wala yeneen ministères yi taxawaay boobu dina mat sëkk parce que li ñuy ñaax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci communes yi rawatina communes yi nga xamante ne dafay am mbooloo gu bare kuréel yi fa nekk lëkkaloog maire yi pour ñu taxawal ay pépinières yu mel ni pépinière Touba ci kanam muy pépinière boo xamante ne dañ ko jëmale ci li saxal ay garab ci dëkkuwaay yi sànq le porte-parole xalif bi ñu sëñ Bass Abdou Khadre ma koy jaajëfal bu baax ci teewaayam ak ci kàddu yu rafet yu mu yëkkati mu ngi wax ne ci ndigal yi sëñ Touba joxe woon ci jëmbat garab di ci ñaax taalibe yi def ko lal ci garab bu amul dund ju mën a am ci kaw suuf mu méngoog slogan bi nga xamante ne maanaam bàkk bi nga xamante ne moom la ministère de l'environnement jël at gi muy garab moo tax ñun suñu teewaay gi ci àdduna mën di wéy mooy l'arbre notre assurance vie kon fépp fi nga xamante ne ci Sénégal woo nañu ñëpp pour ñëw ci bés bi taxawoo ko nu mu waree pour jëmbat ci nu mu gën a baree ay garab ci gox-goxaan yi ci dëkkuwaay yi dañ koy def ci logique co-construction bu ñu nekk ak Sénégalais yi bi ñu toogee ba tey maanaam liy defar Sénégal na Sénégalais bu ne jàpp ne mu ngi ci loxoom ni mu nekkee ci loxo président de la République nu mu nekkee ci loxo ministère de l'environnement nu mu nekkee ci loxo bépp agent ministère de l'environnement kon ci misaal ni saxal ay garab ak toppatoo leen ba ñu màgg nu mu nekkee wareef ci agent eaux et forêt noonu la nekkee wareef ci bépp citoyen Sénégal bi nga xamante ne bëgg nga di dox di gis ay garab bëgg nga booy dox ba sonn nga am foo feexloo ci ronu garab bul xaar ne garab boobu keneen moo ko war a jëmbat ba mu sotti nga ñëw toog ci suuf si waaye yow tamit da nga am cëru ak devoiru saxal ay garab di leen toppatoo 28000 arbres maanaam 20 junni ak juróom-ñett ci garab yoo xamante ne ci ren gi kese waa Touba ci kanam saxal nañu ko balaa muy am sens ñëpp ñi nga xamante ne ñoo dëkk Touba taxawoo ci li tax ñu arrosé ko ba nawet bi génnee ba garab yi mën a dund waaye ministère de l'environnement boo xoolee ci lu mu recensé yëpp ci ay garab ren gi ëpp na 5 millions juróomi millions ci ay garab yoo xamante ne ci journée gi ren gii nii rek war nañ ko jëmbat ci gox-goxaan yi Sénégal yëpp ngallaawaay nañu fexe ba ci 5 millions yooyu li ci gën a bare
mën a dund ba taxaw, ndax bu ko defee at bu ne bu yàggee Sénégal naataange dina fi dellu ci waat jaare la ko ci garab foo tourné gis ay garab te mu doon loo xamante ne day gën a ñongal dund gi ci biir Sénégal. kon sant nañ ñëpp ñi nga xamante ne ñu gis leen ñu bañ leen gis, ñu dégg leen ñu bañ leen dégg, wala ñoom ñu gis ñu wala ñu bañ ñoo gis ci journée bi ci suñu taxawaay ñu ngi dem di jëmbat ay garab ci moment bii ñu toll nii di ko defee Touba. ñu xam ne lii rek symbolique la ci dayob dëkk bi, waaye symbolique la tamit ci taxawaayu waa dëkk bi ci yàgg saxal ay garab te gën cee taxaw. ñu gën di leen ñaax, di leen ndokkeel, di leen jaajëfal, di leen jox tamit mu doon royuwaay ci ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ciy góorgóorlu ak ñeneen ñoo xamante ne war nañ cee gën a góorgóorlu. ndax bu ko defee ñun ñëpp buñ ko bokkee ci Sénégal am taxawaay boobu, bu yàggee lépp luy avancé désert ak désertification ak ci fépp fu mu mën di nekk ci Sénégal dinañ ci ànd saafara ci nu mu gën a gaawee. lii moo nekkoon luñ koy dooree di mujjee ci gën a ñaax ñi ci am taxawaay, di leen gën a soññ, waaye tamit di leen jaajëfal bu baax a baax muy ñëpp ñoo xam ne taxaw nañu ci jëmbatal ay garab tey, waaye ñi nar a taxaw tamit pour gën a suuxat garab yooyu ci di leen arroser, ci di leen toppatoo, ci di leen ñàgg pour dal gën bañ leen yàq. lii moo nekkoon kàddu yoo xamante ne bëggoon naa ko sotti ci bés bi. di leen sant bu baax a baax. salaamaaleykum wa rahmatullah. Jërëjëf, Monsieur le Président. Un petit résumé en français, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu de nous avoir donné l'occasion d'être témoins de ce jour et de nous avoir permis de le tenir comme nous l'avions prévu depuis des mois. La journée du 4 août est une journée nationale consacrée à l'arbre au Sénégal. Cette année, le ministère de l'Environnement a décidé, parce que c'est rotatif, a décidé de tenir le lancement de cette journée à Touba. Je voudrais d'abord saluer le khalife général des Mourides et saluer l'ensemble des disciples, des autorités religieuses et coutumières ici et partout dans le pays, et rendre hommage à tous les citoyens sénégalais qui ont fait de ce jour ce qu'il est en train de devenir, à savoir une journée de réussite dans le reboisement. La journée d'aujourd'hui, il faut le comprendre, c'est juste une journée de lancement. Mais planter des arbres et s'en occuper doit être un comportement quotidien toute l'année. Une chose aussi est de planter des arbres, une autre est de s'en occuper afin qu'on puisse assurer la survie des arbres que nous sommes en train de planter, ou tout au moins d'assurer un taux de survie extrêmement important par rapport au nombre d'arbres qui ont été plantés. C'est l'occasion pour moi de rendre grâce et de plutôt encourager et remercier Touba Ca Kanam, qui a fait cette année une pépinière de 28 000 pieds, et de le donner en exemple à toutes les communes du Sénégal, à toutes les associations au sein de ces communes, qu'ils comprennent que reverdir le Sénégal doit être entre les mains de chacun. Il est de la responsabilité de tout citoyen de contribuer, comme nous sommes en train de faire dans une logique de co-construction, à ce qui va reverdir le Sénégal. Il s'agit de planter des arbres toute l'année, mais il s'agit surtout de s'occuper des arbres qui sont plantés pour que le taux de survie maximal puisse être assuré. Cette année, ça se passe ici. D'autres années, ça va se passer ailleurs. Mais c'est juste une journée de lancement que les citoyens doivent perpétuer chaque jour dans l'année, tant dans le reboisement que dans l'entretien des arbres qui ont été plantés. Et me réjouir de ce que la journée connaît un engouement certain partout au Sénégal. Féliciter le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique et l'ensemble des agents du ministère pour leur dévouement à cette journée, et l'ensemble des citoyens au Sénégal, partout où ils soient, qui sont en train de célébrer cette journée, et d'en faire une journée qui sera davantage ancrée au-delà du calendrier républicain, mais dans les habitudes et dans la nette compréhension qu'il nous faut des arbres pour notre assurance vie, comme l'a rappelé le porte-parole du Khalif, Seigne Bass Abdou Khadre, mais aussi comme l'a retenu le ministère de l'Environnement comme slogan cette année, à savoir l'arbre, notre assurance vie. Merci beaucoup pour votre présence et merci pour l'engagement de tout le monde partout au Sénégal pour faire de cette journée une journée de franc succès. Merci beaucoup. Voilà, nous venons donc de suivre
l'adresse du président de la République, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a présidé cette cérémonie de plantation d'arbres, le manguier qui est l'arbre parrain. Avant son adresse, nous avions eu l'occasion de suivre également alors cette plantation effective de cet arbre-là et le message du porte-parole du Khalif général des Mourides, Serigne Bassirou Ibn Serigne Abdou Khadr Mbacké. C'était un moment extrêmement important. C'était d'ailleurs le point d'orgue de cette cérémonie. Le président de la République qui est dans l'enceinte de cette concession, de cette belle villa qui est érigée ici pour accompagner et pour accueillir les hôtes de Cheikh Bamba Khadim Rassoul, qui est la villa des hôtes située ici au niveau de l'héliport. Kon ñi fàtte ne ñu ngi fii ci dëkk bi di Touba njiitu réew mi di président